ITV waxtu xabaaru marax yi la gën a fees ci xabaar yi bokk na ca ni député yi opposition bu Sénégal fukk ak juróom ci ñoom yaxal bataaxal bu ñu signé ni dañoo bëgg njiitum réewum Sénégal président Macky Sall tekki ndomb ak ministre bi dénk justice Sénégal di maître Malick Sall li mu wax bërki démb ci ndaw réew ma moo leen métti daañu ci dégg kenn ci député yooyu la di Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly vice président commission des lois ci ndaw réewum Sénégal dañ ci bëgg itam jukkib xabaar yi lu jëm ci li nga xam si moo di gendarmerie bu Sénégal am nañu njiit lu yees jox nañu ko raay yi tey jile général Moussa Fall nee na li ko ñor mooy kaaraangeeg Sénégal bokk na càccum jur gi waaye itam loxoor ak njombe yi am ñu koy awee ci mbirum internet lii nee na bokk na ci sémb yi mu nar ngir war a mën a dimbali askan Sénégal ci wàllum kaaraange dañu ci itam ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam ci xabaar yi bac technique ña nga ca tey jii lycée technique bu Seydina Limamou Laye foofee jàppale ni kon naam daaxa ja yàgg na lool waaye teewut ña ngay nab nabi ak góorgóorlu lu jege ñeenti junni ci ay ndaw war a ëngamloo dañ ci ñëw ànd ak gëstu Pape Ibrahima Ndiaye Barça wala Barsaq yenn ci ay ndaw foofu yegg Barsaq mbaa leen seen ay mbokk ba faaw jaaxle am na ci Yoff tóngoor jamono ji tembe ginnaaw seeni doom yu doon tukki ca Espagne boobaak léegi amuñu ci ñoom benn xibaar lañ mujj dégg nag mooy ña nga ca Mauritanie yoon téye leen ñu jàpp ni sax loolu bu amee jàmm la dégg ngeen ca dañ ci dégg ci biir xabaar yi ki nga xam ne Aïssatou Kane ma dem xus ci seen biir waxtaan ak ñoom li incha allah mooy gën a fees puisque ñu song faram fàcce gi. dangeen jëf ci ànd bi ak ñun ci TV tàmbali jukkib xabaaru marax yi jëm ci pencu ndaw réewum Sénégal ceewal maître Malick Sall jeexagul ma loolu dénk wàlla yoon ci biir réewum Sénégal ma nga woon ci pencu ndaw réewum bari ki démb waaye kàddoom yamu jibal moo metti opposition bi na nañ dafa ñàkkee war ma diine waaye itam ñàkkee war ma député yi lu ni mel moo tax ñenn ci ñoom daal di yëkkati bataaxal daal di koy yaxal signé comme ni dañoo bëgg président Macky Sall tegal ko ndomb ak tànkam nu mu gën a gaawee kenn ci yooyu député bokk na ca Cheikh Mbacké Abdou Bara Dolly jokkoo naag Mame Abdou Guèye Kassé. waral mooy ginnaaw bi nga xamante ni ministre de la justice ñëw na assemblée nationale ngir doon défendre ñaari poste loi muy code pénal ak code procédure pénale bi nga xamante ni député yi nag jël na seen kàddu wax ak moom laaj li nga xamante ni moo tax ñoom ñu indi ko ci article 279/1 ak article 45 bi moom bi muy tontu dafa tontu maanaam tontu goo xamante ni manque de représentation peuple bi te jàpp naa ne bu fekkee da nga nekk maanaam ministre boo ñëwee ñu jox la kàddu nga war respecter peuple bi wax ak moom waxi dal défendre sa projet de loi ñi war a wote ñi war a contre nga dem sa yoon mais da nga ñëw sa premier kàddu bi nga njëkk a jël mooy da nga wax ni du ma tontu ay mbaam mel ni député yi ay mbaam lañ loolu mooy kàddu bi njëkk a ñaaw ci institution bu toll ni assemblée nationale ba pare mu wax ni moom du chrétien moom musulman te diggante chrétien ak musulman amul yoon ci assemblée nationale ndax ñu ñëpp ay Sénégal lañu ñaari loolu constitution bi daf ko tere comme ñaar dogal nañ def na ñaari erreur yoo xamante ni def na ko te dafa yàq Sénégal di yàq président de la République ñun en tant que ay député yoo xamante ni député opposant nekkal fa askan wi moo tax ñu xalaat def benn pétition boo xamante ni fukki membre ak ñeent signé nañu ko pour que ñu dindi ko ci poste bi mu yor ndax mérite ko te seet nañ aussi ni heure buy ñëw assemblée nationale chaque jour que dafay indi loi boo xamante ni dafa yee fitna ci dëkk bi ba pare kaddu yu muy yëkkati daal nekkul kaddu yoo xam ne yu dajal lay doon yu bool lay doon loolu moo tax que pétition bi ñu signé ko ñoon ñu signé gul après mi ngi continuer dem mais déjà jébbal nañ ko ministre bi nga xam mooy ministre du travail jox nañ ko depuis démb man mi incha allah à partir de demain dinaa ko jébbal président de la République pour que ñu xam ne daal lii mooy taxawaayu député. mu doon député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly xabaar yi wéy ci benn mbir tey la woon général Moussa Fall jël na leng yi daal di nañ koy becc ci kanamu askanu Sénégal depuis officiellement muy au commandant de la gendarmerie bu Sénégal nee na li ko gën a tax a jóg bokk na ca ni xeex càccum jur gi ci biir Sénégal ndaxte fa nga koy sonn nañ lool jur gu ñu yar ay sàcc doxi ginnaaw yoxoo su ko dem seen yoon mu ne faaw mu def cay pexem waaye itam jëfi njombe ci wàllum internet bi nekk na lum ni faaw dina ci xeex ci gàttal kaaraange Sénégal moo ko tax a jóg ndaje maa ngaa moon ca Kaaseex nu Samba Diéry Diallo Mamadou Dieng fekkee na ko reportage. ñu jébbal ko fagnon de commandement bi drapeau gendarmerie nationale buy wane ne léegi Moussa Fall moo jiite gendarmerie
ñetti fan ci weeru octobre atum 1988 ci la Moussa Fall duggoon ci l'armée bi boobaak léegi def na ci fanweeri at ak ñett tey mu doon njiitu gendarmerie bu gën a kawe yan wi diis lool. Mon général, je sais qu'à cet instant précis, vous mesurez. xam naa ni fu mu nekk nii xam nga bu baax yenu liggéey bi wante nag ak nu menaces yi bëree te wute muy terrorisme cybercriminalité grande criminalité sàccum njur gi crise sanitaire yi karange dafa doon li nga xam ni moom moo gën a soxal ñi nga xam ni ñoom ñooy sunu naataangoo yi ñoom ñi le te nga xam ni jàmm rek lañu bëgg te mu ñu na nangu benn yoon li nga xam ni moom mooy ñàkkum karange. Profondément épris de paix ont un faible seuil de tolérance à l'insécurité. njiital gendarmerie bu yees bi ne diisaay yan bi moom xam na ko li mu bëgg a def mooy tabax gendarmerie républicaine. Sous l'uniforme bleu de la loi, la vie du gendarme au quotidien n'est rien d'autre qu'engagement. tenue bu bële bi bu ko gendarme solee lenn rek moo koy xaar mooy mu daal di joxe boppam ba mu jeex tàkk mu daal di am pas-pas bu doy wante itam ànd ak détermination bu doy ngir sàmm kaaraange réewam. liggéeyu gendarme nekkul bànneex dafa doon liggéey bi nga xam ni pour ñëpp nga koy defal mu nekk li nga xam ni bis bu nekk doon ko war a wàccoo. Animé d'une haute conscience citoyenne et d'un dévouement permanent à l'idéal républicain. moom général bu bees bi mu tabax yoon wu bees ngir gendarmerie mën cee jaar yoon woowee résultat yi mu ci bëgg leer lool. Mon ambition est de bâtir une gendarmerie professionnelle. sama pas-pas mooy tabax gendarmerie bi nga xam ni gendarmerie bu professionnel lay doon te muy ànd ak principe ak i valeurs yi nga xam ni ñoom mooñ suñu réew. lu ma si jublu nag mooy fexe confiance bi gën fi am doole wante itam def suñu kéemtalaay kàttan ba nga xam ni lii di menaces yi mën a dellu ginnaaw wante itam doxalin yi nga xam ni méngoowul ak yoon ñu jëlee ko fi ba faaw. ainsi que des incivilités dans notre zone de responsabilité. jëwriñ ju ñu dénk wàllum l'armée bi ne général Moussa Fall carrière bu mucc ayib la am juróom-ñetti grade successif la am naka noonu fukk ak ñaar ci ay médailles militaires. Moussa Fall li mu bëgg mooy gën a dooleel gendarmerie tabax pôle judiciaire bu gendarmerie territoriale amal ay bànqaasu section de recherche ci yenn gox yi ci réew mi naka noonu gën a dooleel jigéen ñi ci biir gendarmerie. Mouhamadou Dieng Moussa Fall ca caserne Samba Diéry Diallo leneen ci xabaar ba tey ak takk der yi jàppale ni kon amoon na benn base bu armée française yoroon fii ci Ndakaaru ca aéroport bu Nduppé Léopold Sédar Senghor depuis atum 1942 lañ ko yore woon léegi nag jébbal nañ ko armée bu Sénégal soldaru France war a tuxu sancim ca seen base bu yees ba nekk ca aéroport Galaye Diagne bu Diass muy Blaise Diagne googule ndaje moom yaatu woon lool Oumar Kane fekkee na ko ànd ci ak ki nga xam moo di Seydina Mbaye. drapeau français bu ñu wàccee teg ci ay xaatim mu mel ni yemb na élément français yi nekk Sénégal delloon nañu l'armée Sénégal seen base aérienne militaire bi nekk ci aéroport Léopold Sédar Senghor ab delloo bu wutee lool ak ab démission. Ce n'est pas un désengagement, mais bien une adaptation de notre dispositif de coopération. toxu la rek du bàyyeeku dañuy adapté wu ci dispositif bu ñuy teg te ñu koy joyanti bés bu nekk ngir mën a dimbali l'armée bu Sénégal espace bi ñuy libéré nii l'armée de l'air bu Sénégal dina ko mën a jëfandikoo ngir mën a wëyal liggéey bu am solo bi muy def. Continue à développer et à consolider ses capacités opérationnelles. élément français yi jógee ci base aéronautique bu Yoff bu ñu occupé depuis 1942 war a dem ci seen base bu bees bi nekk ci AIBD. Je remercie à nouveau les autorités sénégalaises qui nous ont. maa ngi jaajëfal bu baax autorités sénégalaises yi ñoom ñoo ñu dimbali ba ñu installé suñu base aérienne bu bees bi foofu ci AIBD te ñu inauguré ko ci weeru novembre. escale aéronautique militaire mënul ñàkk ndax partenariat bi ñu am ak dëkk yi nekk ci CEDEAO ak Mauritanie loolu laaj moyen yu am solo ak taxawaay bés bu nekk. Avec lesquels nous entretenons un partenariat extrêmement dynamique et vertueux.
mu mel ni yombul benn yoon jóge ci bërëb bu fees dell ak histoire émotion bu amoon ci cérémonie bi moo ko firndeel. Oumar Kane jaajëf bu ñu waxee takk der yi xel dem ci waax yi ñoo koy garder di ko saytu itam xam ngeen ni mbirum barsàq ji ay ndawu Sénégal yu bari dañoo faa jaare yegg barsàq donte Barça mu leen taxoon a jóg ñeentam des ci loxol yoon donte Frontex mi ngi ci waaxi Sénégal ngir saytu ndox yi ba genn gaal du tëmb teewul tëmb am na ba ay waxambaane yi Sénégal des ca kaso ba ca Mauritanie donte ña nga bëggoon dem Espagne seeni mbokk ne ci jaaxle lool donte sax ñoom dañoo toogoon ay weer amuñu benn xabaar ci ñoom bu njëgee xibaar bi njaaxle ak naqar la ñu àndal gëstu bu xóot bu ñuy ànd ak Aïssatou Kane ma falfal la ñoo ngi Yoff Tongoor file ab njaboot bu ñàkkaree ak tiis jàpp moo ñu dalal Idrissa bokk ak Balla Gaye lu muy yaakaar mooy lu mu dégg doon dëgg. loolu am na ñëpp la metti xam nga mais dañuy jàpp ne ndogalu yàlla la woon au fur et à mesure lu ñuy toog di def ay démarches à chaque instant ñu dem ba yàggul même pas presque un mois ñu dégg ay nouvelles que ni ñu ngi leen arrêté au niveau de Mauritanie mu doon nouvelle bu ñu neex trop parce que ñun ñëpp jaaxle woon nañ moom Yoff gépp Tongoor comme ni ma ko waxee ba Laayeen ñëpp a jaaxle woon mais bi ñu déggee que ni ñoom ñu ngi en vie que ni ñu ngi Mauritanie suñu xel xaw a dalaat mais tamit ñu ngi la téye foo xamante ne du sa dëkk gisoo fa ndey gisoo fa bàyyi dañuy sant yàlla rek di ñaan si yàlla nouvelle bi ñu dégg que ni moo fa am mu doon lu confirmé ndax suñu xel gën a dal mais. muy dëkkandoo si ñi xam ni dañoo réeree géej sapeur pompier bi dellu si jëye bi. doon naa gis ñu bëri di inquiété wu quoi si côté boobu noonu di laaj ndax suñu mbokk yi yegg nañ si jàmm wala déet ñu ngi si île bi wala déet fu ñu nekk xam nga doo dégg sax ku ne ndax dañoo réer si géej gi wala déet parce que njort bu rafet dafa baax quoi bon depuis loor bokk man dégguma beneen nouvelle si ñoom waaw suñu dëkkandoo lañ dëkk ñu ngi fii dëkk tout près soriante wuñu ak ñoom quoi waaw dañ jëloon gaal gi dem doon uti. Seexu kenn ci ñi nga xam ni dañoo réeroon si géej gi moom kenn mënu koo dalal ba si sax am jafe-jafe yëkkati kàddu. waaye man mas dara maa ngi ñaan yàlla bu fekkee ne état mën nañu si dimbali mu dimbali ci bu baax. seen mag di sàkku ci nguur gi ñu wallu leen. papaam moom la yaakaar ak njabootam ba si jabaram chaque jour day laajte ndax dégguñu dara si Papa Lamine kon ña nekk foofu suñuy deret lañu ñun waa Yoff kon nañu dimbali lu ñu man Diop Sarr dama koy ñaan mu wax président Macky Sall mu dimbali ñu jëlal ñu suñuy rakk. ci weerub janvier ba léegi njabootu mool yi jëloon gaal gi dem géej nelawutuñu woon ba yandoor wante ak xibaar gi ñu jot yaakaar la ñuy dundee léegi. Aïssatou Kane jaajëf masawu ñooñuy seeni mbokk réer di ñaan ñu feeñ ak jàmm fàttaliwaat ni ci waax yi mooy ci Méditerranée bi diggante Italie jàpp li nga xam si moo di Lampedusa Maroc la ko wër diggante ak Espagne foofee ak ci waax yi diggante Libye la ca aju foofee ay junni ci ay ndaw Afrique ñoo fa des ñu bari ñoo bëggoon a dem ca Europe dañ toppal yooyu mbir ci na mu gën a yaatoo leen ci xibaar mi ngi jëm ci mbirum njàng mi bac technique song nañ ko tey jii lu néew ñetti junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak ñeent ci ay ndaw ñoo war a ëngamloo cax yi ngir jàll lu ñu duppee bac technique lu ni mel tax na ba càmbar am na fu mel ni ki lycée Limamoulaye foofee ca Géejawaay mbir ya ma nga doon dox boobaak léegi waaye ren dañ caay yokk BTS bu bees boo xam te ni bi atum 2017 ba tey lañ ko doon càmbar ngir gën a mën a am courant ci xarala yu yees yi ak jaww jeeg jant bi ñu xuus ànd ca gëstu Pape Ibrahima Ndiaye. lépp ñeent fukki at a ngi mu doon bërëbu jàngukaay boo xam ne ay professeur ak ay ndongo jaar nañu fi dajo nañu fi ba ñu ko taxawalee ba léegi nag ci atum 1978 yi ci gis-gis mu mel ni dafa màgget waaye lii yàqul dara li nga xam ne mooy taarixam. màggataayam taxul nag ñi nga xam ne ñoo fi nekk fexe ba lycée Seydina Limamou Laye dëppook li nga xam ne mooy jamono ngir am firnde ci li ni mel sax
fokk rek nga dugg ci bâtiment bi jël escalier yi yéeg ci kaw. Professeur Mouhamadou Moustapha Ka moom nag mu ñuy présenté panneau solaire yi nga xam ne dañ ko fi def 2014 ba léegi ci ndimbal ay partenaires. On a ñaari centrale solaire n'est-ce pas benn bi 41 kilos la benn bi 45 kilos la benn bi 45 kilos bi moom mi actuellement mi ngi fonctionne moom lañ mujjee installé mais beneen bi moom lañ njëkk installé mais bañ koy installé configuration bi ni ñu ko installé donc day fonctionner foo xam ne installation bi dafa war a équilibré or que lycée Limamoulaye installation bi mu yor installation ni ñu ko defee dafa yàgg tellement que dafa déséquilibré moo tax bu ñu ko commencé installé dafa amoon benn problème bu ndaw n'est-ce pas léegi beneen bi ba mu ñëwee comme tenu en xam nañ y a un déséquilibre on a installé ici beneen ba 45 kilos qui est en autoconsommation n'est-ce pas mooy c'est-à-dire que saa yu lycée soxlaa li mu soxla bu fekkee centrale bi mën na koo jox n'est-ce pas donc centrale bi rek mën na jox bu fekkee centrale li mu ko mën a jox attandu ko réseau Senelec bi moo koy dolli moo koy mottali. Gannaaw 2014 lycée Seydina Limamou Laye daal di taxawal ay panneaux solaires ci atum 2019 waaye nag ay jafe-jafe ci wàllum système moo tax benn bi doxul loolu nag taxul ñu daal di taxaw temm ci li nga xam ne mooy jëm ci njàngale xeetu courant yu bees yoo xam ne dafa dëppook alam bi. modèle bi nag neex loolu étudiants yi nga xam ne dañu yëngu ci wàllum BTS ku ci mel ni Laurent Mendy moom sax muy jàng wàllum yoon ci université virtuelle du Sénégal waaye nag taxul mu boole ak li nga xam ne mooy jàng énergie renouvelable. voilà dama def formation électromécanique ba pare après si samay recherche ma xool par rapport à l'avenir ma gis ne énergie renouvelable nekk na loo xam ne moom mooy ce sont les énergies de l'avenir comme on le dit les énergies vertes donc ma gis ne lii war naa si mën a servir sama patrie parce que dama nekk koo xam ne tamit dama gëm sama dëkk ma gis ne domaine bi su ma si duggee suba war naa mën a def dara man looloo ma si duggal moo ma motivé en même temps je suis étudiant en sciences juridiques et politiques voilà à l'université virtuelle du Sénégal maa ngi niveau master 1 mais énergie renouvelable nekk na loo xam ne neex na mu bëgg naa ko te gëm naa ne war naa si mën a def dara pour le Sénégal. jàngale jaarale ko ci compétence yi nga xam ne nit ki am na ko lii waa lycée Seydina Limamou Laye di ko def am ci ñeenti promotion loolu nag nekk lu am solo waaye taxul ñoom ay jafe-jafe. ñoom surtout seen formation ñoom ñëpp bu ñu leen di certifié bu jàng bi jeexee pare dañuy xool ndax ay nañ li ñu leen jàngal bu ko defee bu ñu paree mën a dem ci agriculture xool mën a pomper parce que am na zone yoo xam ne comme Fouta ndox mi foofu day métti dafa tàng léegi ñoom xam nga du ñuy mën a béy ci at bi dañuy def tout ba mën a pomper leen ndox ak panneau yi mbala éolienne bi bu ñu pomper ndox mën a am lu ñu arroser même bu nekkee en dehors hivernage bu tawul war nañ mën a am ndox chaque fois. ndongo yi lu ñu gis ak ñi nga xam ne ñoo fi jàngale jàpp nañu ne état bu Sénégal dafa war a gën a dooleel lépp li nga xam ne moo jëm ci filière yu tukkee ci alam bi ñu gis ne mooy yoon bu leer boo xam ne dinañ mën a tabaxaat école bu Sénégal fexe sax ba nit ñi am wàllum courant bu doy. Pape Ibrahima Ndiaye jaajëf àndoon ci ak Augustin Madang ak Serigne Saliou Deme duñ génnagun lycée Seydina Limamou Laye ba ca Géejawaay ndax fooy bu ñu waxee lycée technique xel dem ci moom ci daanaka lu jege 4 candidat ci bac technique bi boobu lépp daara am na ca lu néew juróomi téeméer ak fanweer ak ñaar ci ay ndaw cax yeeg càq yi nu mu nar a demee jàngat bi ak proviseur nee na li mu bëgg mooy njàng mu tegu ci yoon ak résultat yu mucc ayib ñu xuus ànd faak Mamadou Lamine Fati. examen baccalauréat technique ci lycée Limamou Laye tàmbali na baccalauréat technique bi nga xam ne proviseur u lycée bi le mu ngi jàpp ne lu nu mel du lu yomb waaye am na njëriñ bu baax a baax ci ndaw yi. waaw examen bi mi ngi jaar yoon amuñu benn jafe-jafe li ñu bëri xamul nag mooy dafa nekk bac bu xaw a particulier bon duñ koy faral di médiatiser xam naa li mu dul bëri ay candidat la waaye bac bu am importance la d'abord élèves yu koy am bu leen neexee ñu gën dem liggéey mën nañ dem dugg ci industrie bi parce que dafa nekk bac boo xam ne bii dafa am
ay matières théoriques comme bac général mais am ay matières pratiques bon matières pratiques yooyu dañuy defar atelier ba mu jaar yoon def fa matériel bi fa war ak consommable yi ba pare jël un maintenancier teg ko fa waaw loolu lépp fàggandiku nañ ko amuñu ci benn jafe-jafe bac bu xaw a gudd la nag. secrétaire général IA bu Géejawaay ñëwoon saytu centre yi nga xam ne moom la ñuy defee examen yi moom mu ngi rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne def nañ ko fi te di ñëwaat ci saytu bés bile. ñu ngi fii tey ci lycée Limamou Laye te bi ñëwee vraiment alhamdulilah proviseur dalal ñun moom mooy chef de centre bi président du jury yi aussi rencontré nañ mais daal ci liñ ci jot a jël te ay information mooy bac bi véritablement mi ngi daal di dans de bonnes conditions. mais kon véritablement pour dire que bac bi commencé na ci jàmm ci lycée Limamou Laye am nañ beneen centre aussi lycée LPA bon vraiment ça se passe bien les conditions sont réunies xale yi ñu ngi liggéey ci jàmm ñu ngi ñaanal résultats yi suivre yeneen examen yi aussi muy CFE bi ak BFM bi boobu aussi ñu ngi xalaat ni dina jàll bu baax comme ni bac bi jàll ak bac général bi aussi 2020 excusez-moi résultats yi ñu amoon résultats yi baax la bi ñu ko comparé ak résultats yi ñu amoon 2019 examen yëpp am nañ ay avancées am nañ ay écarts yu positifs pour dire que résultats yi ñu am 2020 moo gën de loin résultats yi ñu amoon 2019 malgré contexte bi nga xamoon Covid bi mi ngi fi woon nawet baa ngi fi woon mais véritablement ñëpp jàpp nañ ci défi bi nag mooy ren mooy ñu dépassé waat résultats yi ñu amoon daaw te loolu tamit ñu ngi lancé waat appel jàngalekat yi ñoom vraiment liggéey nañ liggéey bu rafet daaw ba nga xam ne résultats yi amoon na solo acteurs yëpp mobilisé woon nañ ren ñi ngi ñaanaat aussi mobilisation boobu amaat ba xale yi aussi mën a réussir te bu xale yi réussir académie Pikine Guédiawaye dina gën a avancé. juróomi téeméer ak fanweer ak ñaari candidat yu ñu xaaj ci ñaari jury industrie T1 T2 série G STEC examen scientifique bi nga xam ne fukki fan lay nar a am ñu ngi koy defal file ci lycée Seydina Limamou Laye bu Guédiawaye. Mamadou Lamine Fati jaajëf lycée Seydina Limamou Laye di yëngu ci am njàng ak examen ci bac technique bi fekk na UCAD moom di jax-jaxi jamono ji tembe dënd ya jóg na étudiants yi ni mukk li seen kilifa bëgg duñu ko nangu muy recteur dafa convoqué toll ci ñaari téeméer ak juróom fukki étudiants ni dañ leen a bëgg a dàq ci jàngukaay boobule lii moo tax fac lettre ak fac droit yi yëngu ñu jàpp ni mbir ci boppam daal nekk na loo xam kenn du ko bàyyi muy jàll ndax dëppawul ak yoon boobu lépp wax ak la ca aju yàq rek moo leen tax a jóg la ñuy xuus kenn ci ñoom ñu ko duppee Fadel Diouf lu mu ci dénk Alxasan Fall. attitude SAES moom moo ñu métti quoi parce que SAES syndicat la boo xam ne fi ñu ko doon xaaree gisuñu ko université actuellement quantum erreur bi eggul sax 2 mois. ñoom ñu toog 12 jours de grève étudiants yi mënuñoo jàng paralyser système universitaire bi yëpp pour tout simplement mettre pression à l'administration ñu sanctionner les étudiants ñun ba ñu ay sanctions fii lañ ko fekk mais balaa ngay sanctionner ni da nga koy sanctionner ci lu wóoru ñu convoqué am na ñoo xam ne ils n'étaient pas sur les lieux am na ñoo xam ne ils étaient absents ñu bëgg leen a sacrifier pour lan loolu moo tax ñun dañ koy teg suñu camarades d'étudiants la ñun on est là pour les défendre te duñ mës a nangu ñu sanctionner benn étudiant boo xam ne deful dara loolu moo tax tey ñu woo leen aussi di leen rappeler aussi ne processus bi daa am fu mu jógee dañoo jógee élection ñu def suñu plateforme de revendication si bañ defee plateforme bi si la fee yooyu yëpp amee ba fee yi amee nag ñoom ñu mettre pression administrateur bi 12 jours lañ toog jànguñu 16 war ta def loolu chaque 3 jours ñu génne PV defal lii ba autorité bi convoqué plus de 250 étudiants lañ convoqué ñooñu seen avenir lañ bëgg a yàq pour lan processus bi dara baaxu si forme bi baaxul fond bi baaxul te ñooñu duñu leen seetaan ñu yàq seen avenir en tout cas ñun lu ñuy wax mooy ànduñu ci benn sanction balaa ñuy sanctionner étudiant nañu wax ne étudiant bi lii la def suñ sanctionné ñoo xam ne c'est des innocents des faits ñun dañuy taxaw jàppale leen te ñun benn manière rek la ñëpp xam nu ñuy jàppale étudiants yi xam nga ko man xam naa ko duñ ci nangu. xabaar yi wéy ci beneen mbir jàppale ni kon bànqaas bi nga xamoo di ONAS di office bi ñu dénk lépp luy xayal ak cellal nekkinu askan wi ci ndox yu bon yeeg yépp du ball ci mbedd mi ñoom waxtaan la ñu amal ca Thiès benn dëkk ñaari gaar waxtaan li ko tax a jóg mooy plan bu yees bu nu sémb waxtaan nañ ko kàngam yi ni leen bëgg mooy doxal ko ci anam bu jaar yoon ñu am faram-fàcceek correspondance Isidore Alexandre Sène. plan directeur ngir assainissement Thiès bi nga xam ne moom moo fi nekk ba ndëgë di daanaka jege na juróom fukki at te lépp li nga xam ne de namoon nañ ko ca liggéey daanaka lu néew lañ ci def. assainissement moom problème la si commune Thiès problème la si région de Thiès et si ville yi en général mais pour commune Thiès bi xam ne tey moo ñu dajale woon problème la fi muy wàllu surtout ndoxum taw mi wax dëgg yàlla jafe-jafe la bu mag la fi. plan directeur bi donc ñu ngi xaar si mu indi ay solutions yoo xam ne feeñal nañ ko si effectivement si plan bi. fii ci diwaanu Thiès am na ci yenn bërëb yi nga xam ne de daanaka buñ leen liggéeyul rek lii di assainissement du mën a am. si wàllu ndox mi surtout daal ndoxum taw bi xam naa ne fu mel ni Sampaate moom ñoom yàkkamte nañ trop ñu def fa dara daal Sampaate bi
si wàllu tamit ñu mel ni Bambara tamit bu nekk ñu lay oo bu nawet bi commencé taw tuuti ñu commencé di la oo parce que dañuy xaw a jaaxle fu mel ni exutoire Ngent bi tamit daal laaj na ñu yaatal ko gën ko guddal. ca quartier Sampaate am na station bu mucc ayib bi nga xam ne sax buñ ko gën a dooleel rek lii di assainissement bi de mën naa gën a ñoŋ fii ci diwaanu Thiès. dëkk bu am plan directeur d'assainissement mu ngi mel ni rek am nga identité cela veut dire que en matière d'assainissement war nga xam ni dëkk boobu kat war na am benn système d'assainissement bi nga xam ne moom la méngool. li ci des nag mooy comme li nga wax financement bi 134 milliards takku na lool mais dans la main l'État les collectivités territoriales la société civile même la population donc ñëpp ànd ci pour ñu mën a am donc xaalis bi nga xam ni mën na tax ñu mën a exécuter donc pas une année pas 2 ans mais horizon d'ici 2040. ba léegi ci seen i mëbët bi nga xam ne moom la ñu bëgg ci wàllu assainissement fii ci Thiès nguuru Sénégal jarale ko ci ONAS dinañ taxawal tamit ñeenti bassin de rétention buñ sukkandikoo ci njiital ONAS. jaajëf xibaar yi wéy ci leen mbir ngir tëj ci xabaaru maraîch jàppale ni OMS ba ci na bataaxal ci wàllum tolluwaayu mbas mi ci biir Afrique jàppale ni kon fanweeri réew ak juróom-ñett ci Afrique ni fi Covid bi yokkoo ëpp na dem na ba jéggi dayoo ba nee ñu dafa gaaw lool ba lu néew weer yi ñu génn rek daanaka ci weer lay toll li nu xayma mooy 200 junni ak ñaar fukk ak ñeenti nit ci ay cas 200 junni ak ñaar fukk ak ñeenti junni ci ay nit ñoo amee feebar bi yees ci biir Afrique. noonu tamit la ñuy faatu yokkoo ñu ni fi ñu toll nii téeméer boo jël fukk ba juróom ñuy faatu yokku na ci am ñu ne nag njaaxle gi mi ngi wéy di am ñu yokkaat ni fagaru mënta ñàkk noonu la directeur bi dénk bànqaasu OMS bu Afrique yëkkatee kaddu dànkaafu na jëm ci mbooleem kilifa yi réew yeeg ministère yi yore wàllum paju ñu taxaw ci wàllu guddi mel gën a wax ak askan wi ñu gën a fagaru ndax ni mbas mi lawe mi ngi tàmbalee bëgg a jéggi dayo ba sant leen gërëm leen ci ànd bi ak ñun ci ITV li moo la fa laaj ci xibaaru marax yi bàyyi leen ngeen wéer suñuy programme ñu bokk fanaan jàmm jàngeen jëf